10h07 ñu jàll ci patrimoine ak Thioro Mbar Ndiaye tey dañuy waxtaanee bërëb boo xamee ni dafa bokk ci tourisme Sénégal bokk ci histoire du Sénégal muy parc Niokolo-Koba. Niokolo-Koba nekk fële ca boor yi Tambacounda Baye Cheikh moom la ñuy dem xooli ndax parc bi nag mi ngi bëgg a yàgg ak ñun yenn saay nag jamono dem ba peut-être ni mu war a mel du ko mel attraction bi nga xamante ni moom la war a am du ko am yooyu yëpp dëxëñ nañ ko ci benn reportage bu Ndeye Mati Dia. Parc national de Niokolo-Koba la bërëb bi la tudd lu ko dalee 1954 ba léegi laataa loolu nag fekk na mu njëkkoon doon réserve de chasse 1926 forêt classée 1951 ñaari at la ñu ci teg mu doon réserve faunique ñu fa daan fekk nag bépp xeetu mala fii ci Sénégal la nekk ca Tambacounda solo si parc bi la am tax na ba ñu yokkoon dayo gi ñeenti yoon 1962 1965 1968 ak 1969 waaye bi réew mi moomee boppam yeneen yitte tàmbalee juddu ñu abandonné parc bile bërëb bi tàmbalee gent rëbbkat yi wutali ko 1981 la ñu boole parc national de Niokolo-Koba ci liste patrimoine mondial bu UNESCO ak tamit bu réseau mondial des réserves de biosphère MAB lëkkaloo bi am diggante direction des parcs nationaux du Sénégal ak l'ORSTOM bi doon léegi IRD institut de recherche pour le développement moo tax ba sax ñuy mën a xam at bu yàlla sàkk xeetu bàyyi ma yi fa nekk rëbb ak napp ci lu dëppawul ak yoon moo taxoon ba ci atum 2007 UNESCO daal di boole Niokolo-Koba ci liste patrimoine mondial en péril muy bërëb yi nga xam ne suñu deful jéego yu ndaw rek daal di leen di ñàkk naataange gi ci biir parc bi le nag fleuve Gambie bi fi jaar moo ko waral ak ñaari affluent yi di rivière Koulountou ak cours d'eau bi di Niokolo-Koba nga xam ne sax moo jur turu parc bi li tax nag ñu naan parc national de Niokolo-Koba faune ak flore bu riche bi fi nekk la ndax lu ëpp juróom-ñetti fukk xeetu mala yuy jur di nàmpal tubaab di ko wax mammifère ñoo ngi fi yu ci mel ni lion léopard likando chimpanzé babouin singe vert hippopotame léopard de Derby buffle hippotrage colombe cobus sylvicable de Grimm ña yi fi nekk jafe nañu jur ndax rëbb gu metti gi fi amoon boori 1980 loolu tax na sax ba yi fi des dañu leen di sàmm ak kaaraange gu mat sëkk parc bi bari na itam ay reptile muy ay mala yuy raam ak lu ëpp 330 xeetu njanaaw gàncax gi fi nekk ëpp na 1500 xeet yu wute ci biir parc bi tourné nañu fi ay film ndax taar gi mu amoon ci atum 1968 l'étoile du sud ñu jëlee woon ko ci roman bu Jules Verne ci noonu sax la ñu fa defee pont bi nga xamante ne moo fa nekk ba léegi ngir jéggi ndox bi ba tey ci film yi Gris gi Niokolo-Koba itam fii la ñu ko joué mu doonoon titre album bu bande dessinée bi di les aventures de Spirou et Fantasio génnoon ci atum 1974 parc national de Niokolo-Koba toll na ci 1913 000 hectares de superficie waaye suñu moytuwul ci gent la jëm ndax ñàkk toppatoo bi war. voilà ngërëm ñeel Ndeye Mati journaliste le King FM ci gëstu boobu la nga xam ne ànd na ceeg Thioro Mbar Ndiaye ci bërëb boobu la nga xam ni patrimoine la dafa bokk comme vous le dites ci taarixu Sénégal. dafa bokk ci taarixu Sénégal Pape Cheikh parc bu Niokolo-Koba ni ñu ko waxee avant muy nekk nag parc ci atum 1926 la nekkoon réserve de chasse ginnaaw gi ci 1951 mu nekk forêt classée réserve faunique ci 1953 ginnaaw gi la am statut parc ci 1954 mu mel ni ñun yàgg nañu ak parc bi nga xamante ne moom moo di parc Niokolo-Koba parc bi itamit ni nga xamante ne noonu la ñu ko waxee xëj na fi nga xamante ne foofu sax la toll mënoon na ko dépasser waaye bëri na ay jafe-jafe yoo xamante ne fekk na fi parc bi bokk na ci yenn ci ay braconnage yoo xamante ni amoon na ak yu mel noonu ñu wax ni tamit li nga xamante ne moom moo di UNESCO defoon parc bi mu nekk mu bokk ci liste patrimoine mondial en péril wala patrimoine mondial en danger parc bi nga xamante ne moom moo di parc bu Niokolo-Koba bokkoon na ci parc bi itamit boole li nga xamante ne moom moo di faune ak flore maanaam am lépp loo xamante ne wala ay xeet yu bëri ci wàllu njur am na fi nga xamante ne moom moo di ci parc bi naka noonu lu bëri ci wàllu garab itamit am na ci li nga xamante ne moom moo di ci parc boobule parc bi nga xamante ne moom moo di parc bu Niokolo-Koba ni ñu ko waxee lu mel ni par exemple éléphant di ñay dafay am problème mu am fa lu bëri parce que ci bokk na ci ay jafe-jafe ci wàllu braconnage yoo xamante ne dundoon nañ ko donc boobu ak léegi parc bi nga xamante ne moom moo di parc bu Niokolo-Koba ni nga xamante ne noonu la war a amee réellement ay animaux du ko amee ndax seen reproduction moom moo dul yomb fi nga li nga xamante ni itamit moom moo di parc bu Niokolo-Koba tout comme yeneen gox yu bëri ci dëkk bi bàyyi ci ay patrimoine ak yu ni mel dañuy
dañuy soxla taxawaay ak li nga xamante ne moom moo di accompagnement yu bëri ngir suivi bi nga xamante ni moom la ñuy soxla ñu mun ko am fi nga xamante ne moom moo di parc bu Niokolo-Koba par exemple dafa sori bu ñu ko méngalee peut-être boo jógee Dakar peut-être bëgg a dem foofu wala nga jógee Thiès bëgg a dem foofu c'est un peu loin donc du mooy tax yenn saa yi du am attraction bi nga xamante ni réellement moom lay soxla donc pour man dafa war a am ay yenn ci ay mesures yu ñu war a jël ngir permettre ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan wi ñu mën a parc boobu mën a ñu mën di fa dem ngir parc bi gën a mën a dundaat li nga xamante ni itamit ba tey moom moo di yeneen ci ay jafe-jafe yu parc naam dernièrement depuis 2006 ak léegi kilifa yi ñi ngi jokk ci ana naka la ñuy def ba gën a ñoŋalaat doxinu parc bi ak nekkinu parc bi mais dafay des parce que souvent du ñu mettre trop la lumière ci ñun yenn bërëb yu baax yu nga xamante ne moom la ñu am ci réew mi tey dañuy préférer yóbbu suñu doom yi xëj na ci yeneen dëkk ka yóbbu leen ñu mën a dem découvrir peut-être ay réserve de Bandia ay parc de Niokolo-Koba ak yu mel noonu parce que yenn saa yi foofu itamit xëj na yenn saa yi du ñu yombalal nit ñi accès bi par exemple boo gisee ni que fu mel ni réserve de Bandia pour donner un exemple comme ça di nga dem di nga fay entrée di nga fay ki lay guidé di nga fay oto bi lay yóbbu ak yeneen ak yeneen ak yeneen dafay yenn saa yi du non seulement c'est pas donné à toutes les bourse mais itamit ñi nga xamante du ñëpp la koy jaral donc forcément ay touristes ñooy ñëw ñoom la koy jaral ñoom ñooy dem bëgg dem xool foofu ñoom ñoo fay dem bëgg a nekk ñoom ñoo fay bëgg a dem passer ay week-end ak yu mel noonu donc il faut que dès à présent ñu mën a ci esprit wu sénégalais bu nekk ñu inculquer fa li nga xamante ni moom moo di ñun ay bërëb yu baax yu ñu am ci réew mi ngir ku nekk mën fa dem parce que parc de Niokolo-Koba tey ni nga ko waxee mu bokk ci patrimoine bu UNESCO bëri na ay dëkk yoo xamante ni tey boo fa demee ñoom ñooñu gën a xam réellement njëriñ ak nekkin bi nga xamante ne moom la parc bi nekkee bu ñu ñun fii suñu ay bërëb yu bëri yu ñuy am ñu am garab par exemple problème mu coupe de bois daf leen di sonal parce que nit ñi on n'est pas sans savoir que les gens sénégalais nga tere ko day mel ni da koy gën a inciter ci mu dem def loolu noonu ngay bañ donc quelquefois de manière illégale du ñàkk ay nit dugg ci parc yu mel ni Niokolo-Koba wala réserve yu mel ni Bandia wala feneen ak feneen ngir ñëw def fa ay coupe illégale de bois donc yooyu yëpp nekk ay jafe-jafe yoo xamante ne dafay menacer une espèce voilà. boo xoolee il y a 20 ans derrière yi fa amoon comme ay animaux yëpp yu bari de parfois yi ci bari day disparaître te loolu la kii yu bari di dund du parc Niokolo-Koba mais bari na ci parc yi nga xamante ne ci yooyu dafa nekk actuellement ci monde bi ñu nekk nii dafa nekk lu nga xam day xëcc ay touristes dina bari aussi mais surtout di ko inculquer jeunesse bi ñuy di ko xam parce que fii ci yenn écoles yeeg yenn zones yeeg wala yenn fi nga xam dañ fay jàngalee xam-xam war nañ di gën di insister xale yi ñu fay dem di découvrir ñuy permettre mais teg les moyens nag yi nga woon fii mooy mais fii nañu waxante dëgg fii boo doon def micro trottoir laajte ñan ñoo mës a dem parc Niokolo-Koba amuñu culture kii boobu quoi ñun même Bandian bii rek pour nga gis koo xamante ni bon ñi xale yi ñu déplacé wu jóge ci seen yenn école am na yenn école yi nga xam ne noonu la ñuy def mais bariwul tamit yenn école yi loolu nekk na lu am solo. c'est que Mamadou dafa am place yoo xam ne dañ ko war a valoriser ba mu mel ni mu war a mel su melee ni mu war a mel dina motiver nit ñi pour nit ñi mën ca dem mais loolu nag moom mooy li nga wax rek bu melee ni mu war a mel nit ñi dem fa nit ñaa ngi jóge fi di dem ba Dubaï di dem ba Paris ak feneen pour découvrir ay affaires te loo si mën a dégg boo wax ñooñu tamit dañuy jaayee seen waaw moom la lay expliquer nii xam nga dañ lay wax ñaar mooy defaraat bi nga wax ak li nga xam ne sori waaye léeg-léeg ki nekk comme ni mu waxee kii ne Thiès wala Ndakaaru day jàpp ne dafa sori et pourtant nit a ngi dem fu ko gën a sori donc bu ñu defee yeesawaat ba pare nit ñi aussi xam ne ñoom rek nekkuñu si kaw suuf si ña fa nekk ay mbindeef yi xool boo xoolee tey lii xaw Australie tàkk-tàkk ba la mu rey si ay malak kenn xamul nu mu toll tey lu yàlla bind mu nekk si kaw suuf am na lu muy jëriñ doomu aadama suba dañ koy xam wala ñu ñàkk ko xam buñ demee ba gisatuñ leen wala ñu noppi di wàññeeku wala nangam rek ñun dañuy commencer am jafe-jafe te ñoo koy yóbbee suñu bopp écosystème bi la moom mooy chaîne la mais toujours rek ci li muy wax moom Thioro waaw fële sax Niokolo-Koba sore na mais ñëwal aan bi parc aan bi ñu bëri boo leen mos nga fa dem gaynde yaa ngi mel ne ñu raam jeex na boo fa demee rek Sénégalais yu ci bëri bon xale yi nañ fa am ñu fay dem pique-nique lenn rek moo am solo moom mooy nit da ngay jël ay valeur nga tàggat ko su ñoom ñu bëgg seen dëkk gëm seen dëkk loolu mooy yëfi si tant que amul politique boobu ñu tàmbalee ko ci école bi xale yi commencé xam Sénégal li mu am ñu commencé dugal seen bopp na leen Tamba am na lii excursion
nga dugal leen kaar Njaga Njaay yóbbu leen fa. je pense que ñu ngi koy jàngale ci école yi. jàng naa ko jàng nañ ko. ci programme bi la bokk. au-delà de loolu mu doon ay valeurs yoo xamante ne dañ leen di wax ñoom bu ñu màggee ñu tàggat leen à ce que environnement bi ñu mën ko préserver ba noppi nag def ko seen yëfu bopp. ndax tey boo nee Hann parc Hann bi ak la fa nekk ci ay mala boo jëlee ay xale yóbbu la ma ne dem naa fa gis naa fa benn golo gis naa fa jaan ki jeex na. au-delà de ça xale bu fa dem benn yoon doo fa bëgg a delluwaat ndax la mu fay fekk la fay fekk ba tey tu vois mais au-delà bu loolu weesoo da ngay jël voilà da ngay changer bu subaa nga yokk lii nag di yokk ba pare nag di leen defal benn parc d'attraction aussi ndax am na fa sax mais defal leen parc d'attraction boo xamante ne dinañ mën a gis mala yi ba noppi dinañu mën a foo yu bari àdduna da ngay kii la rek proposition la donc loolu la nit ñi gëm seen bopp bëgg seen réew xam lu seen réew am aussi xam lu Sénégal am ñu capitaliser ko defar ko ba mu rafet ñoŋal ko comme ça nag daal di defar ay navettes yoo xam dañuy jóge fii di dem justement pour ba Tamba juste pour loolu. Ouais, parce que le plus grand problème en fait mooy on veut bien vendre la destination Sénégal oui mais est-ce que manière bi nga xamante ne foofu la ñuy jaar parce que tey boo dee wax ak touriste par exemple nga ne ko oui nous au Sénégal on a la mer on a le soleil ça suffit pas on a plus que ça malheureusement on fait focus que sur ça c'est pas à nous peut-être de jàngale ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yor que lii la ñu war a def lii la ñu war a def mais c'est pas aujourd'hui que tu travailles avec benn wala ñaari artiste benn wala ñaari animateur que ñooñu ñooy mën a tax ñu c'est vrai c'est des porteurs de voix c'est des influenceurs entre guillemets oui mais pour man ça va au-delà de tout ça donc il faut que ku nekk déjà ñu mën ko imprégner ni que li ngay jël fay sa billet d'avion dem Dubaï dem France dem fii dem fee parce que ñooñu également ils nous ont fait aimer leur pays donc ñun il faut que ñun déjà ñu mën a fexe rêver suñu bopp ba pare que ñun tey man ma mën a am tey plaisir dem toog réserve de Bandia que man tey ma mën a am plaisir dem parc Niokolo-Koba que ni may amee plaisir u dem Dubaï par exemple tey ñun ñëpp on n'est pas sans savoir que Dubaï mooy dëkk bi gën a tàng fii et pourtant bu ñu fay dem dañ koy exposer avec fierté tey du ñu dem Tamba parce qu'on nous dit que dafa tàng et pourtant Dubaï moo gën a tàng Tamba mais dañuy bëgg dem fa avec beaucoup de fierté c'est pour rejoindre un peu li Mamadou Ndiaye doon wax sànq ñoom waaw loolu la oui en fait loolu laa bëgg wax parce que loolu moo lay wax ni revaloriser nañu ko ba nga xamante ne ñun tey ak lu fa chaleur am tu te dis même bu ma fa demee du ma ko yëg ndax kon tey Tamba waroon nañ mën fexe ba bu ñu fa demee duñ ko yëg ndax donc lu mel noonu mooy jaay sa dëkk ba ku nekk mën ci gis boppam. man daal Thioro dinaa la dolli dara Pape Cheikh bari na fi place yoo xam ne yële duñu ko dénk ki ñu ko war a dénk mbir boo koy dénk da nga koy dénk ki nga xam ne kii moom moo xam domaine am la. l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. loolu mooy tax loola mën a soqali ko waaye dañuy seet rek kenn koo xam ne kii sama xarit la nangam ak i nangam seet naa aw ma dara lu ma ko dénk ma ne ko naa ko dénk fii du dox loolu moo bari ci réew mi. dañu ne arab dafa ne. moo bari ci réew mi sa baar yi xaar bul jox mbir mi sa xarit. mais jox ko xaritam. dëgg la waaye jox xaritam boo amee sa fas doo ko jox sa xarit da ko jox fuñe. mooy fuñe ko mën a tàggat léegi amul mbir mu dox mais boo seetee sa xarit jox ko jox ko mu du mbay gari ndax mooy sama xarit. xaw ma fan laa koy làbbali dafay sama léebu arab bi noonu ni nga ko waxee nii. noonu la ko waxee si arab maanaam bul jox mbir mi yow sa xarit jox ko xaritam maanaam ku ko mën ku ko bëgg ba pare am compétence. macha allah macha allah mu ngoog en tout cas quand même Niokolo-Koba reste patrimoine fii ci Sénégal di bërëb boo xamee ni dafay doxal tourisme Sénégal tey nga ñu ko doon présenté Thioro Mbar Ndiaye man nag